ak moment yi nga xam ne ci lañ ko def ndax booba ñu ma fekk sama biir néeg yàlla xam na ne bi ñuy ñëw sama biir néeg benn tubéy bu yem fii laa sol comme ay 4 heures de matin waaw 3 heures et demie jëm 4 heures yëq buntu yi dajji buntu yi keroog moom terrorisé nañ lool xale yi surtout xale yu jigéen yi yoo ko fii traumatisme bu doy waar gannaaw buñ ma yóbboo sax ñi jëkk ñëw ci man nee nañ ma xale yi am na ci ñoo xam ne seen bopp yi dafa am problème ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal tey dañu ñëw ci kilifa goo xam ni bésu lundi 26 octobre 2015 ca Ngane Alassane di ab dëkk bu féete ci Kaolack lañ ko fekkul këram jàppoon ko ci ay conditions yu doy waar ngir nee nañ di ko toppee Imam Alioune Badara Ndao mooy wax. léegi nag bi ma laajee ne ma kon xamoon la fi indi ma ne ko déedéet mu ne ma gendarme yi waxuñ la dara ma ne ko loolu ñu wax xaw ma ko. ay problème mu terrorisme lañ may tudd ay problème mu benn association de malfaiteurs lañ may tudd mu ne ma ne ko loolu ci yéen laa ko déggee moo tax xaw ma ko. Imam Ndao nag dossier am bari woon lool coow waaye bu ci yemoon rek ñu ne lu mënul ñàkk la ndax bii moo ne woon gulet mbiru terrorisme ne faax ci débat public bu Sénégal surtout nag ñu ciy tudd ay doomi réew mi waaye li mu àndaloon moo bari. benn mooy manipulation lëndëmal xelu askan wi ñaar mooy campagne de désinformation bi nga xam ni mëne woon nañ ko tuuma ak jibal xibaar yu wérul jëmee ci jëmm jii di Imam Alioune Badara Ndao mu meloon ni dañoo bëggoon kut condamné ko laata sax muy jàkkaarloog àttekat yi maanaam jamono jooju yow mii di seetaan bu fekkoon ni média yi rek ngay déglu liñ la wax dong ngay jàpp buñ la laajoon nga ne nañu tëj Imam Ndao ba dama caabi ji tellement que dafa amoon benn campagne bu yéeme bu ñu mëne woon ngir jaxase ko opinion bi moo xam journaux yi revue de presse ak mboolem support d'information. li ñu leen waxal moo di suñu réew di Sénégal rëccagul ci wàllu terrorisme La Tribune nañu Imam Alioune Ndao ma ñu jàppee ca Kaolack li tax gendarmerie dem jëli ko moo di nee nañu dafa jege waa Boko Haram populaire moom it xëy bokk ci mbir mi mu di Imam Alioune Ndao ma ñu jàppee ca Kaolack ba yóbbu ko ca section recherche bu Colobane ñaari jigéen ak benn waay yoo xam ne jàpp nañu leen ba jamono ji ñoo nga ca diir. Passons à l'Observateur L'Obs qui, sur l'arrestation du secrétaire général de la Ligue des imams et prédicateurs de Kaolack, nous livre les liaisons qui ont perdu l'imam Alioune Ndao. En effet, l'homme avait des connexions avec l'imam de Kolda arrêté dernièrement pour apologie du terrorisme, révèle l'Observateur L'Obs à lire dans le journal le film de son arrestation par le GIGN. Le Populaire de renseigner aussi que 3 suspects ont été arrêtés à Dakar pour accointance avec des... biñ ko bindee dem naa sax ba bi ma jàkkaarloog juge noonu Samba Sall posé naa ko question bi ma ne ko. waaw ci wàllu yoon détenu bi buñ ko téye moom amul droit am accès ci journaliste yi. mënul wax ak ñoom. te dañuy libérer nit ñi ñuy mën a wax ci moom. te moom mënul wax réagir. est-ce que nekkul loo xam ne luy dimbale détenu bi la. donc dossier Imam Ndao la ko tàmbalee phase enquête yi ba ñëw ci procès am lépp nii lañ ko jàppee woon sos tuuma ak di ko wax loolu mu deful Imam dem na ba bañ koy àtte di lim tuuma yi ñu gàll ci loosam moom fa mu toogoon mi ngi doon laaj di poser ay question ndax dafa am beneen Imam Ndao bu ñuy àtteem déet ndax liñ doon wax lépp naan fekk nañ ci moom ay armes téléphone satellite alal ju bare bari loolee lépp daaju ñëw ci ni mu demee dara mu ci jamono yooyu nag xëy na yomboon na ngir nax sénégalais yi
atum 2015 xëy na ñu bari ci doomi réew mi nanduñu woon lan mooy manipulation de masse maanaam naka ngay fentaas mbir ànd ceeg say média ak say nit def ko luy mel ni dëgg ba nax ci opinion bi loolu moo amoon 2015 ba taxoon ñu jàpp Imam Ndao tëj lu ko daanaka lu jege ñetti at xëy bàyyi ko ne ko defoo dara coow jibul bal tàkkul dara xewul 2022 bi ñu nekk ñu bëgg ko tollanti ndax discours am ak engagement am tey la gën a law tey la ko ndaw yi gën a bàyyi xel ñu daal di koy convoqué waat le 28 février bi di ñëw gannaaw ñeenti at biñ ko àttee ba noppi ne ko defoo dara moo tax ñu bëgg ci revenir xamal ñi bootu ci lii lépp ne lan ne woon 2015 jàpp 2018 jamono gi ñuy téye Imam Ndao di ko jaxaseeg sénégalais yi pour yeneen intérêt daan ci ñëw maanaam li taxoon ñu jàppoon Imam Ndao loolu lañ ne mënatul nekk en 2022 ndax imam sénégalais yi kaamel bor bu njëkk ñu bari xamuñu woon ñu bàyyi ko nguur ak agendaam ñu def ko lu leen neex xëy bàyyiwaat ko mais bi yoon jaral nañu xeex jaral nañu bàyyi suñuy lépp ngir ñu may ko jàmm une bonne fois ndax dafa bokk ci les personnalités utiles ñi amal njariñ société bi. waxuloo ak président système ngay waxal système bi man la yow la fii lañ war a fàttalee jaami yàlla yi ne leen système bii ngeen di dund fii lañ ko war a fàttalee doonul système bu yàlla gërëm président dafa ñëw fekk fi système bi dafay demaat bàyyi fi système bi kon erreur bu rëy la taxaw bëgg a dox diggante waxkat yi nga xam ne ñooy taxaw ci kaw manaabir yi ne mbirum siyaasa moom bu ci kenn wax ci kaw minbar mbirum nizaam bu ci kenn wax ci kaw minbar waaw wax ca nag ànd nag coono ñu ne lu tax ñu ne ndax ña ko jiite ay kilifa lañ dañ leen a war a nangam ak nangam déedéet lii du mbirum kilifa mbirum système la. léegi lan moo tax Imam Alioune Badara Ndao nekk cible yaakaar naa li ngeen jot a dégg léegi ci xutbaam bi misaal la par rapport ak niveau am ak ni mu comprendre le système boole ci di ko xamal aji ngëm yi koy teewlu mooy li ñu doon wax ci benn vidéo Imam Ndao dafa bokk ci imam yi maaseeg seen jamono xam li xew suñu dëkk yi nga xam ni nag moo xam loi politique bi ñuy doxalee réew mi yooyee nga xam ni lépp ci république maçonnique bi bàyyi ko bitim réew lañ ko inspiré woo imam yu mel nii duñu arranger le système et forcément dañuy nekk une cible dañu ñëw d'abord ci mbir yi ñu ko tuumaaloon li journaux yi génne woon ne dañoo fekkoon ci moom benn arme ngànnaay boo xamante ni amu ci woon autorisation lan la ñu doon tuddee arme sans autorisation boo ko déggee da ngay yaakaar ni arme sophistiquée yooyu jihadiste yi di utiliser la ndekete ab pistolet traditionnel bu xale yi daan foowe la xaw ma ba xam am na ci yéen ñu xam genre pistolet yooyu noonu te tëgg yi daan ko defar mag yi daan ko defarlu ngir dàq xeetu picc yooyu di yàq ay tool ndax imam dafa yor ay tool di bay di dundee di ci dàq itam wërsëgam ngir mën a libre mën a autonome bañ a dépendre ci kenn genre pistolet boobu nag nga xam ni sax dafa yàqu woon baaxul xale yi daan ko foowee biir këram ci daara ja imam daal di koy nangu ci ñoom denc ko néegam loolee lañu fekkoon këram mais li gën a reetaan lu mooy bésu procès bi biñ ne waaw imam dañoo fekkoon sa kër ab ngànnaay imam expliqué leen ni mu demee ba noppi ne leen ak avocat am waa léegi indi leen pistolet bi ñëpp gisandoo ko àttekat yi lànk ne duñ ko génnee ndax xam nañ ne buñ ko génnee daañu ridiculiser doy dil seen bopp ci kanamu mbooloo ma fa teewoon. ñu ne leen nañ génn avocat yi wax nañ leen génne leen pistolet bi pistolet bu yàqu boo xam ne xale yi ko doon fooyee damay def man xale yi may yar ku ma ci gis mu yor loo xam ne luy xaw a niroo brutalité la. ma jël denc sànni ci kees gi. bant sax boo ko yoree dama naan jël leen bant bi bala moo gaañ xale. Aliou Ndao quartier bi mu nekk di fa dund yow xam nga ci dara. dafa ma nekk waa quartier bi yépp am ak ñoom jàmm. mais man ak xam gu ma xam malheureusement le système occidental ak ni ñuy xeexee bii la. bett na ñëpp waaye man bettul ma.
naqar goo xam ne kenn rek lañ koy jooy muy yàlla dañu gis vagabond yi bandi yi góor jigéen yi franc-maçon yi ci dëkk bi di lëmbee duñu jeex jàppuñ leen ñañ ci jàppoon ñu jàpp leen bàyyi leen jàpp koo xam ne dañ koo tuumaal te lañ ko tuumaal dara du ci dëgg ñu ngi liir ak a dégg nag yenn journal boobu yaa xam mbay ne nañ mooy directeur bi ki nga xam ne moo bind article bii may wax ñu ne mu ngi tudd Assane Dramé mu ne bi ñuy arrêté imam arrêté nañ ko ak ñaari soxnaam day fen imam Aliou Ndao la woon ak yeneen fanweeri nit ci ñooñee am na ca ñaari jigéen ñoom ñaar ñëpp soxna imam Aliou Ndao lañu mu di Kumba Ñang ak Mariam Sow léegi ko nañu waaye gaañi ay tur yu garaaw la ñu amee la ngay dégg moo di ay Abu Anwar Abu Hafsa Abu Jafar Abu Yusuf Abu Moussa Abu Khaled Zubeyir Abu Zikifi ak Abu Jendal ay doomi Sénégal lañu waaye noonee la ñu tuddee seen bopp tur yooyee moo nekk ca dossier ba tuuma yi ñu gàll ci seenu ndodd nag ay tuuma du ko gën a rëy enquête ba it feeñal na ne fekk nañu xaalis bu bari ca kër imam Aliou Ndao ay millions yi dollars la ñu fa fekk kii di imam Aliou Ndao déggante nag waa ji di Ibrahima Anne ay yoon déggante nañu lu mat ñetti téeméeri yoon libération xëy yokk ci xarme karaw xamal ñu ne bi mooy guleet ci réewum Sénégal ñu fi àtte ay nit di leen toppee mbiri terrorisme li ko dalee ci Assane Dianko ba ci Matar l'imam a compris que l'islam yamul rek ci ay julli ak woor le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était gouverneur il a gouverné politiquement l'islam doit gérer c'est ça le problème des musulmans au fait PV bi mu mujjee lii ci yenn médias yi bon une partie laay wax nag surtout libération di attaquer imam bi di wax loo xam ne dara du ci dëgg te xam nañu politique yi ñoo moom libération. donc campagne bi moo entouré woon procès imam Ndao ñu ne itam fekkoon nañ këram téléphone satellite moo koy permettre muy jokkoo ak yeneen collaborateur terroriste am ndeke téléphone bañ doon wax mooy genre téléphone yu 10 yooyu noonu xewoon fi te muy jar 15 000 francs te li tax nit ñi daan ko farataal mooy boo nekkee ci yenn zone yi doo ñàkk réseau lii la ñu fekk ci imam Ndao naan téléphone satellite la ay sos kese wax nañ ba wax ni déglu ngeen ko sànq ne fekk nañ këram ay millions de dollars. ay millions de dollars yaakaar naa boo ko doon wecc ci franc CFA ay milliards lay doon lii lépp dara mu ci laaj leen ñaata la ñu fekk ak imam Alioune Badara Ndao 28 000 de franc CFA waxuñu leen euro waxuñu leen dollar 28 000 franc CFA juróomi junni yu tegal juróom-benni téeméeri dërëm la ñu fekk ak imam. bis bi ñu jëlee woon sama néeg motoon na 28 000 27 000 et quelque. bu la neexee rek nga ne 28 000 bi mooy tuuti 28 000 yooyu la képp ba nga demee gendarmerie yi nee nañ ci lañ ma dundal ci lañ ma doon jox sama ndékki ci lañ ma doon jox sama añ ci lañ ma jox sama reer ba ma fay jógee yaakaar naa la ci des ci 28 000 yi bëriwut. léegi nag xam naa ñu bari laaj bi ñu laaj mooy lu tax imam Ndao nekk cible ba mu jaral gaay yi la xeetu sos ak i tuuma yoo xam ne jegewul sax dëgg bi ci njëkk mooy discours am wax nañ leen sànq ni Sénégal dañoo donné bitim réew benn république maçonnique boo xam ni boolewul diine ci ay yëfam bañ na ko ba ñu ñuy woy nitu diine ay doomi daara bu ñu tàmbali dugg ci sphère politique bi ba noppi tàqalikook système bi maanaam lëkkaloowuñ ak ñiy def politique politicienne automatiquement dañ leen di tàmbali diaboliser parce que xam nañ ne bu nitu diine yi yore ndombo tànk yi mbaa mbooloo gëm leen topp leen di taataan seen discours mooy république maçonnique bii dafay daanu te ñoom li ñu bëgg ñoom mooy imam sëriñ jàngalekatu alxuraan bu génnee ci daara bi nga xamante ni mooy école coranique bi ñii nañu toog fële yam ci yàlla nee na yonent bi nee na nañuy doxalee réew mi bu ci seen yoon nekk nañ leen doy ay wàccee kaamil ku soxla ñaanlu dem ci ñoom li kese lañu war a jëriñ ci société bi yam ci bu ñu jëlee nag imam Ndao ngir xamal leen ni mu engagé wu ci cause boobu noonu moom duggul ci école nasaraan si waaye dafa gëstul boppam ba mën a lire mën a bind en français ngir mën a def ay recherche seen làkk ñoom la ñuy bind muy gëstu le nouvel ordre mondial la franc-maçonnerie lii nag lay confronté ak diine li mu jàng di ci yee ñi koy déglu ngir ñu comprendre le système et la république maçonnique bi ñu jiite tey te ñu war ko fay jëlee. système français biñ gëm ñoom nee na jullit ñi ko doon jàngale ci seen biir kër yi sax ñooñu daañ seet nu ñu def la jëflanteeg ñoom ba tëj daara yooyu ci biir kër yi te daaray français la bu ñu amul sens foofu lañ jëm ci Sénégal daañ dem ba jëmmi jamono daara ka koy jiite ku état laïque defar lay doon jàkka ka koy jiite di taxaw di wax état moo koy mooñ
te moom fañ koy mooñ wax na ko nee na ilimaan dañ ko war a mooñ ci seen système républicain laïque basé sur la lumière ñun nag xam nañ lan mooy lumière nee na yilimaan yi yëpp foofu lañ leen war a former muy lan teg leen ci waawu ña nga xam ne dañ doon woote ne yàlla bokkut ci dund bi yàlla nañ yàlla musal ci yilimaan yu mel noonu yilimaan yooyu ñoo dem ba commencé am ci France ñu mel ni ki ñoom Ludovic nekk ci jàkka di ko jiite di fas ca jàkka ja sëyub góor jigéen te exactement yilimaan yu mel noonu la laïcité bëgg ci àdduna bi. ñaareel bi tax itam ñu bëggoon sàkkal pexe Imam Ndao noppiloo ko mooy diggante bi Sénégal dafa engagé wu bitim réew te dafay xeex wàllum terrorisme jamono jooju Abdoulaye Daouda Diallo mu ne woon ministre de l'intérieur ba recevoir doon say financement milliards yu bëree bëri ba benn ci service de renseignement France muy DGSE direction générale de la sécurité extérieure envoyé ay éléments ministère de l'intérieur bu Sénégal ngir nee nañ dañuy xeex wàllum terrorisme te loolu depuis 2014 lañ ko tàmbali jàpp leen bu baax lii depuis 2014 ay service de renseignement yu bàyyi ko France ñi ngi ministère de l'intérieur bu Sénégal ne dañuy xeex wàllum terrorisme te réew France ku leen xam ci wàllum xeex terrorisme xam ni dañoo dem ba adopté benn projet de loi ne dañuy renforcer anam gi ñuy xeexee mbir moomu naka lañ koy renforcer mooy duñu yam rek ci ñuy gàddooy ngànnaay di raye déedéet dañuy contrôler ñi nga xam ne itam ñooy imam yi jàngalekatu alxuraan yi France dem na sax ba tëgg benn projet ni dafay modifier alxuraan bi suñu borom wàccee ngir mën koo njar ndax nee nañ kàddu yi dafa diis maanaam ñoom dañoo jël diine l'islam daal di koy caricaturer donc ci seen xeex wàllum terrorisme dañuy cibler ñi nga xam ne itam dañuy yëkkati ay kàddu jëmale ko ci système maçonnique bii maanaam nga ne nañ fi jëlee loi yi fi nekk te tënku ci loi divine yi li yàlla digle automatiquement kuy wax genre discours bii dañ naan yow da ngay def lu naan apologie du terrorisme France liñ fa jàpp ci ay imam tëj fay juma ñoo xam ne dañ doon tenir genre discours yi kenn xamul nu mu toll. léegi nag Sénégal ci seen lëkkaloo ak DGSE bu France Imam Ndao moo newoon la cible seen laboratoire bi ñu war a tester seen loi boobee ñu war a importer Sénégal te ñu dippee ko apologie du terrorisme non seulement dañu infiltré woon Imam Ndao di ko fréquenter te moom xamul woon lan moo xew mais kañ la ñu profité jàpp ko mooy gannaaw bu mu tëggee woon benn projet ngir askan ba mu dëkk yépp boole seeni doole bàyyi banque yi nga xamante ni dañ leen di nax di lekk seen xaalis ñu booloo doxal seen yëf ci région bu Kaolack yépp fii lañ ne buñ ko arrêté wul projet am ngir jëlee fi système maçonnique bii dafay law te gars yi dañ koy gën a gëm. gis nga ngoon gi may jël si noonu. maa ngi waroon def ak waa quartier bi jigéeni quartier bi benn rencontre kër Soxna Ami Diouf pour gaaral leen plan de développement local bi dañu commencé woon di structurer région bi di sillonner région bi di structurer région bi yëpp Mouride Tidiane Khadir Ibadu ci biir structuration bi fu ñu fi dem dañ naan leen bu leen xàmmee jullit bi ak chrétien bi ci solidarité sociale. finance populaire. boo xam ne peuple bi ñoo koy créer delloowaat ko ci biir peuple bi. loolu ñi nga xam ne dañ bëgg a dund ci suñu deret bëgguñu ko dañ ko seetaan est-ce que boo jógee woon fii tey Ndakaaru di dox ba Kaolack dañ fi gis imam boo xam ne mu ngi bind loo xam ne buñ ko doxaloon quelques années banques yi daanu plan de développement local bi gis nga buñ ko doxaloon quelques années banque classique yëppay daanu. waaye beneen xabaar biñ ko jàppee ba war ko àtte déglu leen bu baax a baax bi ñu jàppee Imam Ndao ba mu war a taxaw ci kanamu yoon benn conseil ministre des affaires étrangères bu France te ñu sas ko wàllum diine muy Jean-Christophe Poucel bi ñu waree àtte Imam Ndao moo jugee France ñëw Sénégal teewee mbir yi nañ ci déglu maître Moussa Sarr di kenn ci avocat Imam Ndao yi. Le diplomate Jean-Christophe Poucel, conseiller du ministre français des Affaires étrangères, chargé des affaires religieuses, est arrivé à Dakar. Et à la pause de l'audience le vendredi, il a tenu une rencontre avec une partie de la presse sous un thème qui s'appelle Islam, religion et diplomatie.
il a eu à dire que les responsables religieux sénégalais devraient construire un discours audible pour les jeunes. J'estime que ces propos sont extrêmement graves, scandaleux et inacceptables. Ce n'est pas un petit diplomate français qui viendra dans notre pays pour donner des leçons à nos chefs religieux qui ont construit ce pays depuis des centenaires. Je pense que la France n'a pas à s'ingérer dans les affaires intérieures de ce pays. Dans cette affaire, c'est l'État du Sénégal, par l'instigation de la France, qui a des préoccupations contre l'islam, qui est derrière ce procès contre Imam Aliou Ndao. Donc jàppum Imam Alioune Badara Ndao complot bu rëy la woon li koy firndeel mooy jàpp nañ ko ba noppi di ko laaj moom mu teggi tuuma te ñoom ñu ko jàpp ñoo war teg ay preuve ci table bi ne lii moo tax ñu jàpp la parce que lépp ay tappale la woon. gannaaw gi askan wi tàmbali yeew ci mbir moomu ñu dem ba dossier Imam Ndao mujj nekk benn mbir mu tàng ci seeni loxo mujj gi ñuy renvoyer procès am lànk bañ ko àtte ba ñu demee nag ba sës lañ ko jugé ba su jeudi 19 juillet 2018 daal di teggi bépp charge bu ñu tegoon ci kawam ne ko defoo dara bàyyi ko mu ñibbi këram gannaaw presque lu jege ñetti at ñu téye ko ci ay conditions yu jéggi dayoo. tëj nañu ci benn néeg boo xam ne doo xàmmee guddi ak bëccëg te duñ fa taal lampe encore néeg boobu it am na ay salir yoo xam ne dama xamul benn enregistrement la salir yi dañuy yuuxu comme lu ñu amplifié comme ay haut-parleur ci sa nopp yi 24 heures sur 24. jékki naa jékki rek dégg benn ay wax nit yu bëri ñuy wax di wax yu ñaaw ci man wax yu gën a ñaaw yoo xam ne man mënuma ko nettali. maanaam mu ngi mel ni fi ma toog nii ak tabax bi ñoom foofu lañ leen placé doo leen mën a gis. am na xeet yu bon yu ñuy dugal si néeg bi yoo xam ne doo ko mën a noyyi. am na ci guddi goo xam ne dama toog ba ay 2 heures de matin affaire bi ñu pompe bi gën a néeg bi mënatuma noyyi. ma wàcc yu métti. Kantaraan nag foofu la torture yi réel commencé. ñu boole ci yeneen ñaar yoo xam ne moom gan la fa. muy chauffage boo xam dañ koy chauffé sa yaram bi premier jour muy sama ñaq wi day sotteeku 2e jour noonu 3e jour sama bopp bi mel dafa ubbiku. kon gis ngeen ni Imam Ndao dañ ko bëggoon ray comme ray yi ngeen di dégg chaque jour ci prison yi ray ko ba noppi ne soit dafa feebaroon wala dafa xaru te du mujj fenn buñ ci jugee nag daal di mën a tiitalee leen imaam yi xutba ba ku ci nekk booy waxati dootoo ragal yàlla waaye gouvernement ngay sóoraale ak ku la tëj kaso maanaam jël diine bi daal di koy tënk comme niñ koy defee biir France. Imam Ndao boobee nag gannaaw bañ ko bàyyi en juillet 2018 ñu bàyyi waat ba février 2022 ñeenti at ñu ne dañuy def appel àttewaat ko. gouvernement bu Sénégal ñoo def seen appel ne àtte bi jaarul yoon dañ koy jugé waat ndax lan coowul góor jigéen jëm na fi imaam yi seet seen diggante ak yàlla xutba ko ci jumaa yi ba askan wi yeewu ci ñu gis ni tey la imaam yi gën a taxaw ci penc mi gën a présent gën a jege askan wi lii la Macky mënul supporter lii moo ko métti. bu yemoon ci wàllu politique man du ma métti waaye su ma gisee nag ñu dugal ci ay imaam wala ay nitu diine dem di leen wax di leen won di sos ak di teg tuuma nguur gi dañuy jël ay xutba ci ajuma ci jumaa yi di ci wax di accuser assemblée nationale di accuser institution de la république loolu day daal di ëpp di ci woote manifestation te yàlla dafa rëbb fitna te fitna day nelaw waruñ ko yee waruñu nag te it am na loo xam ne gënuñu fay yegg léegi nag ak Imam Ndao comme que ñamoon nañ ko mu neex te mujjul fenn ñu ne nañ ko tollandi amaana ngir yeneen imaam yi bàyyi xel ci li ñuy wax ba tax ñu taxawalaat dossier boo xamante ni dossier bu vide la ne dañ koy àttewaat lundi 28 février 2022 bi di ñëw lii nag ñun waruñ ko seetaan ndax li Imam Ndao jotoon dund ci tuuma newul ni nguur dong moo ko tegoon ci kawam ndax état dafay def ci turu askan
ci suñu tur lañ ko tege woon ko gi fitna mu nangu woon ko lool nag ànd ci gëm yàlla mais bii yoon ñun ñoo dul nangu ñuy teg lenn ci kaw Imam Ndao ci suñu tur nañ ko gunge tribunal taxaw ko ba mu xam ni seetaan gi amoon 2015 jàpp 2018 dootul am ndax dund Imam Ndao moo ñu ëppal njariñ suñu njiitu franc-maçon yi nga xamante ni seytaan ak France la ñuy jaamu nañ ko taxaw ba mu xam ni lii mu nekk di xeex ci turu diine askan wam koy defal jar nañ ko te itam duñ ko bàyyi ak defkatu ñaawteef yi nga xam ni l'islam ñoru leen valeur ñoru leen dëgg ñoru leen kon taxaw bi tey loolu la woon ñi ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf